asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateur yu TMS TV ñi ngi amati mbégte di leen ziar ci ajuma tay bi di 11 février atum 2022 bu ngeen gisee nag nit ñu bari ñii sama ginnaaw li ko waral mooy ñi ngi fii ci Yoff ci mairie Yoff bi ci cérémonie bi nga xam ni ci la ñu war a installé maire bu bees bi nga xam ni mi ngi tudd Seydina Issa Laye Samb nga xam ni moo gagné le maire sortant Abdoulaye Diouf Sarr tey nag mooy cérémonie bi maire bu bees mi ngi ci biir conseiller ñi ngi ci biir le sous-préfet des Almadies mi ngi ci biir conseiller également ñi ngi ci biir ma ànd ci caméra bi ak le grand caméraman di Sadibou di borom parcelle xanaa dañuy ziar di ko jox wàccuwaayam kii di Alaaji Thierno Moule Sow nga xam ni mooy le xalif des xalif l'empereur le bourreau des dëmm le maréchal le roi médecine traditionnelle the king of the king di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram di ko ñaanal madame Sow di ko ñaanal prince Moulé di ñaan prince Moulé mu dem ba sut ay waajuram kon Sadibou dañu ne coow daal di dugg ci biir tàmbale liggéey bi. saa su ne di am mbégte di ànd ak yéen sur la TMS TV ñi ngi fii ci mairie Yoff mairie bi nag ki fi nekkoon mooy Abdoulaye Diouf Sarr nga xam ni waa Yewwi Askan bi ñoo leen gagné ci élection locale yi passé ki ko gagné nag mooy ki jiite woon liste Yewwi Askan bi di Seydina Issa Laye Samb moo nekk léegi le tout nouveau maire ngeen gis nag ñu ñëw fi fekkee installation maire bi mais également installation les adjoints au maire fekkee également installation conseiller li ñu gën a nemmeeku nag gën ko bàyyi xel mooy parité bi nga xam ne au moins respecté nañ ko fii ci mairie Yoff mu nekk loo xam ni lu am solo la par rapport ak yeneen localités yi donc am na ñu fi jot a jël dégg ngeen seen ay kaddu saa su ne nag TMS TV nii rek la koy doxalee ci événement bu mu mën a doon fii ci Ndakaaru ak fépp ci Sénégal kon nit ñu bëree bëri nag ñoo teewee lii nga xam ne mooy ndaje li ba ci sax ci biti gis ngeen nit ñi ñu ngi fes dell fii ci mairie Yoff ñëw pour fekkee li nga xam ne mooy installation le tout nouveau maire di Seydina Issa Laye Samb fii ci mairie Yoff kon vote bi ci la ñu nekk nag instant bi ñu ngi nii di voter instant bi di fal les adjoints au maire mbir mi nag day jël temps parce que nee nañu 8 adjoints au maire juróom-ñetti adjoints au maire ñoom la ñu war a fal donc mu nekk loo xam ne dina jël temps trop donc ci leeral rek lii ngeen di seetaan nii instant bi lii ngeen di gis nii yéen a ngi koy suivre en direct mais du yem rek tey parce que daañu convoqué waat nit ñi beneen jour boo xam ni passation lay doon entre le maire sortant di Abdoulaye Diouf Sarr ak le tout nouveau maire Seydina Issa Laye Samb. Donc Awa Diouf c'est bon, Sen Diop, ensuite Cheikh Faye. Madame le maire ñu ngi lay nuyu. bàyyi la déjà nga présenté wu parce que am na ñoo xam ne ñu ngi ci askanu Yoff te xamuñu yow yaay kan. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu askanu Yoff yëpp di jiital ci nuyoo bi kilifa diine yi di jiital ci nuyoo bi xalif général des Layènes di ko ñaanal yàlla na fi yàgg lool te wér waaye di nuyu it kilifa aada yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk notable yi ci dëkk bi yëpp di nuyu monsieur le maire Seydina Issa Laye Samb di ko féliciter ci tey jii li nga xamante ni installé nañ ko mu nekk officiellement le maire de la commune de Yoff di ko ñaanal aussi yan bi yàlla na woyof di wax ni incha allahu taala fas yéene nañu ànd ak moom nekk ci kanamam nekk ci ginnaawam féete ko ci bépp côté pour lépp lu nga xamante ni war na mën a jëmale commune Yoff ci kanam ñu taxaw si incha allah di wax rek ni maa ngi tudd Mbène Faye nekk la coordinatrice de PASTEF ici dans la commune de Yoff yàgg fi nekk nag di militer donc nekkoon tête de liste proportionnelle ci liste coalition Yewwi Askan bi tey jii ma nekk la première adjointe au maire di ci sant yàlla bu baax waaye di remercier ñi nga xamante ni ñoom lañ doon àndal di wax ni aussi loo xamante ni yéen bu diis la di ñaan yàlla rek yàlla taawul ñu ko ba nga xamante ni dina woyof si ñun yàlla ubbil ñu suñu xel ba li nga xamante ni moom lañ ñu yen ñu mën a am xel mu sell ak xalaat mu sell bu nga xamante ni buñ ko jëfee askan bi dinañ ci gis seen bopp buñ ko jëfee population Yoff dina mën a jëm ci kanam comme li nga xamante ni moom mooy suñu mbëbët yàlla dimbali ñu ba nga xam ne nañ ko mën a mottali incha allah.
parité bi loolu ban jàngat nga ci am parce que du fépp noonu lay demee tamit. waaw en tant que jigéen loolu dafa nekkoon suñu combat parce que jigéen ñiy def politique métti na torop ba tax na léeg-léeg ñu ci bari sax diisaay bi ak vraiment lim lay jëlal ci temps te ku ne xam na ni jigéen boo bëggee say charge professionnelle charge familiale donc ak nga bëgg ko boole ak activité politique ku ne xam na ni dafay diis combat parité mu nekk lu ñu doon xeex loolu nga xamante ni dafay freiner jigéen ñu bari pour ñu mën a activer wu carrément ci langue politique bi. donc ñu gis ni boobu ba léegi nag ñu ngi xeex parité parce que ñi ci nekk tamit di ci œuvrer ñu ngi sacrifier lu bari te laaj na vraiment seen taxawaay ñu gën ko jëmmal laaj na liggéey bi nga xamante ne ñu ngi koy def ñu bañ di jàppe jigéen ñi rek au second plan maanaam heure bu ñu leen soxlaa woo leen ñu ñëw fi mu toll nii dañu ne góor baax na jigéen baax na te lépp lu góor di def jigéen mi ngi koy def yem ci ak moom wala boog léeg-léeg sax mu dàq ko donc pourquoi pas ñu jéem a yemale ñëpp donte xam nañ ne yemale dina xaw a jafe mais quand même combat la bu nga xamante ni man en tant que femme dama bokk ci ñu koy porter fexe ba fu ñu taxawal fa jigéen ñi taxawaay bu mat sëkk taxawal fa jigéen bi taxawaay bu rafet boo xamante ni la ñuy produire duñ ci mën a gis ni lii jigéen moo ko def wala góor moo ko def parce que résultat bi ñu bëgg rek mooy loo xamante ni bu ñëwee dañuy gis ni lii liggéey bu set la liggéey bu ñëpp di apprécier et que la ca nit ñi doon xaar buñ ca amulee lu kawe seen njort sax am ci au moins loo xam ne dina leen satisfaire. donc xanaa comme ni nga waxee rek di woo Yofois et Yofoises yëpp ni leen nañu aimer la page di wax rek di leen tàllal loxo pour ni leen ni benn nit ñaari nit mënul liggéey la commune on a besoin de toute la commune on a besoin de toutes les forces ñu àndandoo liggéey pour que li nga xamante ni moom mooy suqali Yoff ñun ñëpp ñu àndandoo nekk benn say liggéeyandoo ko parce que dans la division dina xaw a metti mais bu ku nekk boolee sa xel ku ne boole sa xalaat ku nekk ci domaine bi nga nekk yaakaar naa ne bu ñu boolee lépp lu ñu somb dinañ ko daan te lu ñu soobu ndam rek lañ ciy am donc sur ce ñu ngi woo toute la commune de Yoff képp ku fi yeewoo ñu ngi lay tàllal loxo pour que ñu ñëw àndandoo lien bi nga xam ne moom la ñu yàlla teg ñu bokk ko ak ñoom liggéeyandoo ko ngir njëriñ rek incha allah pour la commune. ñu ngi lay ziar. naanu ko zalika. ñu bàyyi la nga présenté wu. maa ngi tudd Ousmane Aw dëkk Nord Foire commune Yoff. bëggoon xam lan mooy sa teewaay fii tey. waaw ci teewaay bi dama bokk ci conseil yu bees yi ñu convoqué tey mu war a installer le maire ak le bureau municipal. ban conseil ban parti. man bon ni ma duggee mooy bannière mën naa ni société civile lañ ma copté au niveau de Nord Foire mais ci liste Yewwi Askan Wi la ñu demee ñun. alors ngeen gagné di installer tey seen maire ban sentiment moo la animé tey. waaw mais installation bi installation bu ma neex la parce que au moins fekke naa ñaari installation bii di sama ñetteelu installation li ma gën a neex ci installation bi bokk na ci discours représentant wu Khalifa Layène parce que ñun ñëpp xam nañ ni dëkk bi dëkku diine la donc xalif bu yebalee ndaw na ñëw fi teew gunge wax dëgg fi yàlla la mu wax tamit ba pare delloowaat institution bi cër wu mot sëkk vraiment lu ma neex la ci discours am. est-ce que instant bi ñu toll nii est-ce que politiciens yi waruñ gën a xoolaat seen toogaay parce que gis nañ ni ndaw yi actuellement ñoom ñooy def la différence ci réew mi. waaw mais politicien bu ci defalul sa toogaay tamit da ngay ñàkk man mii di wax ak yow ci parti politique laa nekk parti politique aussi ci laa yàgg milité ñoo ma formé mais man j'ai eu la chance d'être auprès des populations te ñoom ñi seen bopp aussi ñoo ma ne carrément aw ci Yewwi Askan Wi ngay demee donc mu doon la nga xamante ni que askan wi ku ñu sentirul rek dootuñ la mën a ci jege sax bala wax voter. beneen bi mooy gis nañ ni fii dañu respecter parité bi par rapport ak yeneen localités yi lan nga ñu ci mën a wax également. waaw barki dem ba ñuy daje loolu moo nekkoon point bi gënoon tax ñu daje aussi parce que tamit loi la aussi et que nit tamit bu fekkente ne da nga nar a nekk maire wala nga nar a nekk ci benn conseil municipal mais foog la nga xamante ne texte yi dañ ko wax aussi nga sàmmonteeg moom. jërëjëf. kon suñu mbokku internet suñu mbokku téléspectateurs yu TMS TV
gis ngeen lii lañ leen jël si loon fii ci mairie Yoff muy installation le tout nouveau maire di Seydina Issa Laye Samb ak les conseillers ngeen gis adjointe au maire bi nga xam ne mooy Mbène Faye jël nañ ko léegi jël nañ également un certain aw mi nga xam ne aussi ci conseil yi la bokk nekk société civile mais bokk ci coalition Yewwi Askan Wi ñu àndoon nag ci caméra bi ak Sadibou Ndiaye donc xam naa ni pour leeral rek dana amal beneen cérémonie boo xam ni c'est pour faire une passation entre les deux maires di le maire sortant di Abdoulaye Diouf Sarr ak le tout nouveau maire Seydina Issa Laye Samb mais tey dañu doon installer maire bi ak les conseillers kon nag di ziaraat bu baax a baax kii di le khalife général di Alaaji Thierno Moule Sow nga xam ne mooy le roi médecine traditionnelle du monde the king of the all of the king di ko ziar di ko jox wàccuwaayam amoon nañ mbégte di ànd ak yéen sur la TMS TV di télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu lii ngeen ni seen sama ginnaaw nag buntu bi fii la cérémonie bi doon amee di leen jox dig daje ci yeneen ay waxtaan jërë ngeen jëf